askan bi yeewu leen asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu soxna Aminata Samb maa ngi lay nuyu bu baax a baax donc di la dalal ci DSN TV di nuyu téléspectateurs yëpp et puis di nuyu sénégalais yi surtout les sénégalais de la diaspora et puis les sénégalais yu nekk Sénégal aussi donc di nuyu sénégalais yi yëpp rek fépp fu nekk ci àdduna di remercier bu baax a baax techniciens yi nga xam ne ñi ngi autour de la télévision di nuyu bu baax a baax le promoteur muy grand Mike Silla mais ak toutes les équipes yi nga xam ne ñi ngi autour pour jéem a diffuser le plus possible waxtaan yi nga xam ne ñu ngi koy def donc tey ñu fi dalal Aminata Samb di suma jigéen di nit ku am solo ci li muy dox xam naa damay bàyyi d'abord rek mu présenté wu après ñu gën a dugg ci waxtaan bi Aminata Samb. waaw Maysa maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu tamit ñi nga lim yi léegi nii waa DSTV ñoom Malick Sylla ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def te ñoom ñëpp Sénégal kese ñor leen duñu sonn duñu tàyyi di leen encourager bu baax tamit ci démarche boobu le waa bon man nag li may dox liggéey bi xaw ma ndax am na solo wala déet mais mbir la boo xam ni yëg-yëg la rek bu ma am mooy que ni benn moment nit dama yaakaar ni booy dund ci àdduna bi ngay yeewu di lekk di naan bëgg sa yaram wér ba pare kuy ñaan toujours dalay ñaanal yàlla na nga gudd fan pour nga gudd fan suuxat sa yaram moo la koy taxa def da war a posé wu yenn question yi léegi question yi tamit soo ko posé woo ba gis yoon bi mu nekk yoon bu diis benn nit rek attanu ko fukki nit rek attanu ko da ngay daal di rek di posé ay acte di demaale di waxaale mais di liggéeyaale da ngay bëgg tamit képp koo xam ni yow daje nga ak moom rek da nga koy bëgg a jëlaale mu bunge la ci yoon boobu day nga xam ne yaa ngi ciy dox muy yoon bi di ci jiitu boo xoolee li nga xam ni mooy li nga xam ni moo yor doomu aadama yépp nit bu yeewoo lekk lay njëkk a def bu sonnee bu demee ba joxe dooleem day lekkat pour mën a joxewaat pour xelam dal day lekk mais lekk boobu tamit du lekk kese dafa am lekkin ak noo war a lekkee parce que li ngay lekk mooy waral base sa confort fi ngay tëdd li la koy permettre mu baax lépp ci lekk ba ngay lekk ca suba ga boo yewoo da cee jëfandikoo bureau ba ngay liggéeyee pour mu baax xel ma ngay xalaate pour mu set jëflante bi ngay jëflante doomu aadama yi décision yi ngay jël lépp base bi ca lekk ga lay war a dooree pour lépp mën a doon harmonie mën a baax du man rek maa war a lekk-lekk bu baax yow da nga war a lekk-lekk bu baax ñeneen ñi ñuy jëflanteel ña nekk ca Sénégal lekk bu baax bu ko defee xel yi daal di tamiser wu daal di set su ko defee suñu dëkk mën a développé mu ñu def. merci beaucoup déjà suñu commencement waxtaan rek da nga jël la santé teg ko au cœur de ce débat là bi ñu wax te pourtant agriculture doon wax mais def nga tout de suite link bi ak santé mais def nga aussi link bi ak bien-être donc muy santé muy bien-être da nga ko kii mais bala ñoo dugg dans le cœur du débat sax sa accoutrement moom la ñuy jëkk a commencer parce que d'habitude ñu bari dañuy wax les Sénégalais on parle beaucoup mais ci sunu dañuy wax lu baax xam nañu lu baax mais duñ ko jëfee donc du coup musul am résultat ci li ñuy def parce que quand tu veux faire quelque chose il faut que tu t'engages mais doo ko wax rek parce que bu yamee ci wax bi rek mu ngi mel ni ndab loolu ñuy wax ñu naan la ceeb mais tant que tibboo ceeb bi du dugg donc yow da ngay wane tout de suite que ni bon voilà parce que ci sa wax bi ñu njëkkoon a xamante mooy bi nga njëkkoon a wax au départ nga ni ci sunu alimentation 75% des produits yi nga xam ne ñun ñoo koy def ci war a dugg mais yow ba ci sa accoutrement parce que nos femmes d'habitude ay mèches yooyu la ñuy jël ça fait pas partie de nous ay yëre yi ñuy sol yëre jasner mais yow ku la gis tout de suite on sent l'africaine derrière quoi donc sa état d'esprit dafa bokk aussi ak sa façon de faire est-ce que si je me fais bien comprendre
est-ce que xam nga li ma la bëgg a wax. Oui xam naa bu baax li nga bëgg a wax parce que mënuma nekk benn nit bi nga xam ne tey su ma demee sama réew ma gis mango yi di nëb di yàqu ma gis baykatu chou yi di ko jël di ko enfouir di gas ay kamb di ko ci suul ndax amuñu fu ñu ko jaayee soble bi noonu pomme de terre bi noonu ba pare may dem Dubai di fa wuti brodé wala getzner bu ñu defaree Autriche di ko sol wala may dem Dubai aussi di fa jël or boo xam ne mun na am sax sama dëkk lañ ko jëlee man mënuma cee jot aw ma machine yu ma ko tëggee dem di ko jënd di ko takk. donc mais c'était ça état d'esprit parce que comme li ma la wax tout à l'heure Sénégalais yu bari li ngay wax ni yëpp xalaat yooyu doon fa mais yow danga koy doxee c'est état d'esprit boobu fan la jógee ñàkk boobu nga am que ni affaire yi nii la war a def te danoo war a changer ñun d'abord bala ñu kii loolu fan la jógee ci yow. mais fi mu jógee mooy affaire bi combat bi mooy que ni benn moment man sama lutte mooy duma nangu sama bopp ñu jaxase ko ba may bëgg loolu ma war ta bëgg wala di ma bëgg loolu li may gaañ parce que bien matériel baax na mais yow yaay defar sa bopp ba tey cakku petaaw bi ma sol dama ci daal di fier fu ma dem dama ko fay mën a yóbbu voilà te xam naa ni sax des fois tey mun naa dem Sénégal ñu invité ma fenn ma takk lii man mu déranger copine yi ma àndal wala samay sœur. mais kan moo la ko inculqué bëgg-bëgg boobu ak gis-gis boobu qui te l'a inculqué comment ça t'est venu. mais bëgg-bëgg boobu may sax xam nga dañoo juddoo Afrique ñu ñuy woowee africain ñu xam dem jaar tuuti école jàng tuuti école après ñu génn. Surtout man dama jóge Sénégal ñëw fii sama moitié àdduna France laa ko passé sama moitié àdduna bi ci des ci li ma dundagul Sénégal laa ko passé soo ñëwee fii nga gis ni gars yi organisé woo ma dugg dans le monde agricole gis ni gars yi di liggéeyee niñ ko gëmee gis tamit seeni melokaan mais il faut nga xam ne tey baykat dëggantaanu tubaab bu français fii rus na yore portable yii ñu yore ñun parce que considéré nan c'est du sang du ko laal xam nga voilà. ok donc bu ñu jógee maintenant ci diagnostic bi la dañuy commencer comme da nga tudd agriculture wax santé lan mooy état wu santé bi tey en Afrique et au Sénégal muy nuyu Pape Diop bu Genève dugg na aussi lan mooy état wu santé bi lan mooy état wu agriculture bi et link boobu nga def comment on peut faire pour soit parce que da ngay expliquer ni l'agriculture peut aider la santé donc en ce moment-là ban mécanisme l'agriculture wala soutenir la santé. Agriculture pour mu soutenir la santé il faut ñu commencer déjà yow da nga judd ci benn réew boobu nga juddoo dafa am ay gàncax yu fay sax léegi tey ñëpp xam nañ ni ñun ci olof médicament mooy garab te boo xoolee tamit fay tubaab bi garab yu bari yu ñuy utiliser ñoom ñoo ñu gën a maîtriser ñun suñu flore ak suñu faune parce que suñu bagage yu bari dañ koy boole ci seen composant wu garab yi ñuy jaay xam nga lu ci mel ni sene sump bi lu ci mel ni comment dire ne mbuum lu ci mel ni baobab tey dañ koy fekk ci garab yu bari mais ñun tey africain bi soo ko joxee vrai nature garabu comment dire sump bi du ko bëgg a jël alors que boo ko joxee sene bu tubaab bi defar ba pare def ko ci paquet da koy naan mais loolu yépp dafa am benn yàq buñ ñu yàq ba ñu egg foofu moom laa la wax sànq ma ne la combat la bi nga xam ni yow yaay xeex ba nga xam ni yow case boobu doo ci dugg da ngay résister il faut résister nekkul affaire bu yomb mais soo demee ba nga xam ni yow xam nga lan mooy africain xam nga africain bi nu mu war a mel xam nga lan moo lay wérloo su boobaa yenn yu bari danga koy ragal a laal loolu moo lay sauver mooy tax yow ngay bëgg tout le temps di niroog africain te boo doonee vrai africain di def yëfu africain soo seetloo tubaab yi duñ la ñime torop dinañ jëflanteeg yow mais duñu sañ a egg ak yow fenn fi duñu am benn verbe facile bi envers yow. mais lan mooy wéradi bi ngay wax tey ni par exemple sénégalais yi par exemple bu ñu jëlee exemple sénégalais yi que ni dañoo am wéradi quoi en fait c'est-à-dire quel est l'état de leur santé. wéradi bi pour man déjà comportement yi parce que il faut ñu xam ni comportement wu nit décision wu nit
tey nga xëy suba ndekki bi ngay ndekki rek façon ndekki bi ni nga koy choisir nga am suwaawu ni maa ngi ndekkee tey laax bi ak sow bi xam nga pare ci laax beeg sow bi daal di dagg benn mango bi nga xam ne dafa ñor ci garabam nga dagg ko lekk ko chimique amu fa additif amu fa jëloo protéine bu ëpp ci sa yaram ci suba teel boobu rek dafay changer loo sa décision ci sa bopp. dafay donc loolu aspect psychologique gu nit ki lekk bi déjà daf ciy jouer. mais grave tey mun nga wax ak benn nit rek nga xëy suba nit ki am na ndekki bu bon bu mu ndekki ngeen daje ci kii bi rek sucre bi am na nu mu yéegee ci yaramam parce que lekkul lekk bu nga xam ne moo méngoo ak ni doomu aadama war a dundee mais nga wax ak moom rek mais mu wax la wax bu ñàkk teggin wala mu saaga la fekk moom du ci sagoom manière lekk ba mu lekk la léeg-léeg nga daje ak nit bi daal di am benn sérénité wax ak yow wax bu tey wax bu rafet xam nga daal di lay xool yow africain bi daal di lay sopp nawloo la bëgg la te parce que lekkin ba mu lekk la. donc loolu tey bu ñu ñëwee ci donc aspect man ba loolu mosuma ko woon sax xalaat donc tey ji jàngal nga ma lu bees donc aspect psychologique ku nit ki comportement c'est que choix wu ndékkim da ci nekk donc pour Sambène yeeg yooyu Cissé yi ak Dramé yi ban ndékki par exemple la ñu am choix bi nga xam ne xëy na dina defar seen moyen boo dee dañu bëgg a dem ci ay exemple yu concret. waaw mais man Maïssa su dente ni yow soo ñëwee si dëkk bi nga xam ne ndekki bi soo ñëwee ñu tegal la table ndekki yow table ndekki bi rek déjà soo xoolee meew bi ñuy ndekkee beurre bi ñuy ndekkee mburu bi mais dara nekku ci vert jaune rouge déjà emballage bi rek dara nekku ci déjà loolu rek yow pour say neurones nga toog jàkkaarloo jël benn paquet bi nga xam ne bleu blanc rouge la nga génne ci sucre génne ci meew génne ci loolu rek déjà ça pose problème ak sa doom yi nga toogal di ko lekk déjà am na benn impact bu mu def ci yow am na ñu ngi lay préparer dans le futur pour que nga accepter loolu à plus forte raison produit yi nga xam ne moo nekk ci biir paquet yooyu dara baaxu ci dara nekku ci. mais Ami loolu man à mon avis yow le fait que yow nekkoo Sénégal et li nga nekk ci engagement wu xeex pour que nuy lekk li nga xam ne ñun ñoo koy bay moo tax peut-être nga consciente ci table boobu ñuy teg nga gis ci drapeau bleu blanc rouge mais le Sénégalais lambda bi nga xam ne tous les jours da koy lekk mais loolu moom amul ci conscience et loo amul conscience amul fu mu lay déranger yow ça peut te déranger psychologiquement ou quelqu'un d'autre qui est engagé mais quelqu'un ki nga xam ne moom loolu yoonam newu ci chaque jour bu yeewoo mais dafay bëgg a gis saucisson chaque jour bu yeewoo dafay bëgg a gis fromage et consort. waaw mais loolu moo waral tey ñuy combat pour xamal kooku xamul parce que ñëpp amuñu sens peut-être génn dem jàngi leneen dem xam ki ñu doon léegi nag su fekkente ne am nga chance bi ba def ko ba pare pour man da nga war a delluwaat xamal ñi nga xam ne xamuñu nga éveiller conscience yi wax leen la réalité pour que ñu maytu ba pare ba ñu xeeb li ñu am ñu fonk ko defar ko parce que loolu moo. mais tey jii lan moo mën a remplacer ndekki boobu jox ma exemple suñu concret yi nga xam ni et puis dag may wax lan la mën a faj. man Maïssa dama juddu ci kër sama papa di def ci ma gis chaque année mu teg 5 tonnes dugub pour année bi pour li ñuy dundee ci kër gi parce que dafa yoroon ay ouvrier ba pare héberger di yore ay comment dire ay nevam ay ñeesam ñuy jàng suñu kër xam nga 5 tonnes dugub dafa bari mais daf ci doon tibbaale di ci mayewaale ñi daan ñëw di ko setsi parce que laax laa doon ndekkee loolu laa xam ci laa juddu ci laa màgg saa yu ma yeewoo te saw bi ñuy def ci laax bi suñu kër lañ ko doon woyale man mii rek bi ma nekkee xale je me rappelle très bien dama doon woyal saw tous les après-midi dañ ko doon ay ayloo pour le comment dire. da ngeen yoroon ay nag. yore ay nag ba pare aussi cere la ñuy reere chaque jour sauce bi mooy changer mais bis bu nekk cere la ñuy reere loolu musul changer te tey jii may toog di wax ak yow maa ngi remercier sama papa nekkatu fi parce que xam naa li mu def ci sama yaram que defar na ma te man aussi dama ñaan yàlla defaree ko noonu samay doom defaraale ko aussi sama peuple parce que dëgëraay boobu ñuy dëgër
mooy tax ñuy mën a taxaw di fight taxaw. mais si on peut manger tous les jours laax tous les jours laax tous les jours ñu ko ndekkee ko. mais pourquoi ñuy ndekkee tous les jours pain. oui effectivement c'est une bonne question mais pain bi mën nañu changer mën nañu def par exemple mën nañu yeewu ñu def je sais pas. laax bi dañuy def laaxu soow dañuy def laaxu natari mun nañ def laaxu Dakar mun nañ def laaxu madd. ok mais amul donc tout ça à base de mil amul beneen affaire bi nga xam ni par exemple sorgho bi foño bi affaire yooyu. yaa sorgho bi yaa foño bi yaa ndiir bi dañ ko mën a togg laax. waaw ndiir bi yaa ngi ma doon jox exemple ci ne dafa baax ci mag. dafa baax ci mag parce que dafa riche en fibre mag buy lekk sorgho daf lay téye daf lay may kattan dafa baax ci góor aussi suñu xale yu góor yi nga xam ne tey perturbateur endocrinien yi tax na ñu ci bëri amatuñu kattan ndiir bi daf leen di dimbali. xam nga ba pare aussi mag bu koy lekk non seulement doo musa am problème constipation tey jii boo xoolee huile ndiir bi fait partie huile yi gën a cher dans le monde. ndiir et nga ni bon xale yu góor yi aussi ñi nga xam ne seen kattan dafay wàññeeku. ndiir bi dafa baax ci ñoom. ndax perturbateur yi. di ko xooj di ko yëy. di ko yëy. voilà waaw bu yàgg ba daan nañ ci yëy lu bari mais léegi de moins en moins dafa am ndiir bi dafa manqué. moo tax tamit problème yi bari ndiir bi manqué wul ndiir yi actuellement occidentaux yi ñoo ko soxla ñoom ñoo koy indi fii di ko fi jaay boo demee tey dans les magasins yi nga xam ne produit biologique la ñuy jaay boo demee ndiir bi 500 grammes ndiir rek mu ngi jar 4 à 5 euros. ah ouais. voilà donc tubaab bi ñoo koy gën a lekk que. en fait mais ñoom ñoo koy gën a consommer parce que ñoom dañ koy defar meew di ko naan parce que tubaab yu bari supporté tuñu lait de vache bi du coup leewu ndiir bi leewu coco bi lait amande lait yooyu la ñuy naan léegi ak lait de soja. même africain yu bari supporté wuñu lait bi parce que mooy créer gaz bu bari ci biiru nit yi. mais sauf que on a pas mal leewu végétal yi bari nañu leewu ndaamaraas leewu comment dire ndiir moo dàq sax amande bi ñuy jaay fii moom lañ naan amande de terre moom lañ naan la noix tigrée moom lañ naan le souchet. ah oui ñun temps xale dañ daan aw fële dafa amoon benn place bu tuddoon Jusqu'au mooy fi ñuy wax toolu buur la zone kii fële damay parc Hann bi foofu dafa daan tooy dafa daan am ndiir da ngay ñëw rek buddi raxas après nga lekk ko j'aimais bien ce truc là. exactement naa ko ba léegi. ok bon maintenant l'état de l'agriculture suñu duggee état wu agriculture bu Sénégal yan problème nga gën a observer foofu comme problème au niveau de l'agriculture. bon problème yi ma observé mooy le souci mooy dañuy toujours mettre les charrues avant les bœufs fi ñu war a commencer duñu fa commencer ñi nga xam ne amuñu doole trop parce que bu deente ni yow da nga nekk ci dëkk bu tàng yow mënoo ñëw rek fekk benn tool nga daal di ñëw rek daal di fay def 10 hectares oignon fekk yow parewuloo mbaar boo xam ni bis boo demee ba récolter oignon bi di nga ko mën a sauver tuuti ci naaj bi pour mu bañ a nëb wala pomme de terre wala chou yow préparé wuloo zone bi nga xamante ne ni oignon bi bu naree yàqu am nga fenn fu set foo defar nga daal di koy gaaw daal di dagg daal di koy saaf daal di denc wala nga daal di koy dagg ba mu sew daal di weer ba mu waw mu nekk oignon lyophilisé nga daal di denc léegi tamit suñu ay jigéenu dëkk yi nga xam ne Sénégal jigéen ñi ñoo ëpp lu ñuy togg préparé wuñ leen que ni oignon boobu wow bu dee dañ ko wowal ci anam yu baax yi même nutriments yi nga ciy jëlee ka oignon bu tooy bi lépp lu tooyul bëgguñu ko te amuñu ba pare bëgguñoo conserver. mais est-ce que xam nañu parce que li nga may wax nii man damay gis ñu jël ay soble yu bari di ko gas di ko suul ne dañuy kii yooyu parce que kenn jënd ko mais est-ce que xam na ne boo ko daggatee boo ko weeree mën na nekk oignon lyophilisé bu ñu war a mën a utiliser. waaw mais suñu ko xamulee problème bi mooy tey suñu gisee ni tey Sénégal fii nii ci France usine bi nga xam ni ñoom ñooy jaay oignon bi ñuy wowal kese nga xam ne ñu ngi koy jaayee kilo bu nekk 8 euros benn kilo tey ñoom ñoo ñëw Saint-Louis ñu jox leen fa 5000 hectares de terre
ñu war faa bay soble uniquement pour indiwaat ko Europe jaay ko fi su dee sénégalais yi xamuñu benn moment tamit sa bët danga koy ubbi benn moment il faut ñu bàyyi yenn dox yi nga xam ne amul solo ñu gëstu luy xew ci dëkk bi suñu journaliste yi yu mel noonu su amee nañ ko génne def ko ci média yi nit ñi lire ko su boobaa loolu mooy yee suñu paysans yi mais bu dente ni dëkk bi nga xam ne lépp lu fay am étranger yi ñëw di ko fa def en cachette lañ koy def du intéressé benn journaliste lu dul ay comment dire yi ñuy yëgal par jour c'est juste pour nous abrutir juste pour occuper nos pensées duñu dem fenn parce que liggéey bi ok man la yow la journaliste bi ci la bokk ñi ci bokk dafa bëri ñi ci bokk du man rek Ami, quand on parle de pauvreté, quand on dit que ni le Sénégal vraiment ñuy wax ni oui nous sommes un pays qui est très pauvre fekk am nañu ndox am nañu suuf am nañu ñun ñëpp ku ci nekk boo demee sa village maam mi ngi foofu lu tax et puis mais les gens am nañu problème pour produire c'est-à-dire production agricole parce que dañuy wax soit amuñu moyens yi wala amuñu tel c'est-à-dire nit ki tey jii bu bëggoon a jóg bay parce que ñu bari bëgg nañ dundal seen njaboot am na ñi nga xam ni danoo yoratuñu les moyens te dund bi ci li ci njëkk mooy lekk bi moom moo lay permettre nga wér lekk bi moom mooy permettre psychologiquement nga taxaw qu'est-ce que tu peux conseiller à ce Sénégalais lambda fan la war a mën a commencer moom parce que le temps que muy bay du am lu mu dundee donc les gens restent dans les grandes villes pour se démerder est-ce que amul beneen comment faire pour amener le maximum de personnes au niveau de l'agriculture mais mu nekk benn projet bi nga xam ni nit ki dina ko mën a teg dem jusqu'au bout bon may sa xam nga dañ ne l'union fait la force te tey buñ ne adduna bi dëkk yi fi gën a riche ressource ñi nga xam ni seeni ressources suñ koy calculer ressource bi ëpp maanaa tey mooy ressources humaines ñun am nañ ko ba pare c'est jeune ñu pare ci loolu Sénégal dafa pauvre ñun pauvre ñu en ressources ñun dañu pauvre côté intellectuel lañu pauvre quand même parce que lépp lu ñu war a def defuñu ko li nga xam ne duñu jariñ dara li ñuy gën a pauvre loolu la ñuy def mooy divertiru mooy nekk ci farataal affaire xew ngénte solo yu kenn xamul alors que il suffit que benn village 10 jeunes se mettent ensemble 10 jeunes laa la wax 10 jeunes yu nekk dafay metti c'est normal parce que amaguñu ay état yi nga xam ne dañ naan dañuy def comment dire comme fii nii en Europe li ñu def gis nga européens yi dañuy def européens yi dañoo booloo tey aide yi nga xam ne tey mooy dimbali baykatu fii ci France nekkul Emmanuel Macron moo koy teg Europe moo ko teg dañoo jël seen doole ñoom ñëpp boole ko parce que Europe dafa am ay dëkk yi nga xam ne mu ngi mel ni tey ñu ne Nigéria moo ëpp ay nit Sénégal bëriwul nit Éthiopie dafa bëri nit mais suñu booloo boobu dafay tax Sénégal le fait que ay nitam même suñu tuutee agriculteur am dafay am force parce que dañoo boole suñu ay doole léegi nag comme loolu amagul ñun nit ñi ñun ñooy boole suñu ay doole 10 jeunes ci village nañu bokk benn forage boobu na ku nekk xëcc ci benn parcelle. mais forage boobu comment avoir ce forage nit ko amul dara. mais comment avoir ce forage benn nawet jot na jeune bu nekk bay lu fexe ba cultiver sur 5 hectares kii def ñebbe ñu bañ a concurrenceante kii def ñebbe kii def gerte kii def leneen kii def bisaab mais après suñu paree amul damay eggale nekk amul damay dem jëli sama deuxième femme bi mu ñëw sëy si deuxième femme bi na ñëw sëy si dafay bokk ci fayit bi xam nga pour que suba bu amee doomam mën a am école ci village bi am dispensaire bu mu fajoo am lépp léegi donc réalité yooyu dañ ko koy tegal mu nekk charte village bi doom bu juddu dañuy comment dire doom bu juddu ci village bi mooy garab la d'abord dañ koy defal garabu fruit bi nga xam ne mooy bunge xale bi ba fruit yooyu ñu ciy récolté ji moo koy fayal jàngam suba ca école ba léegi nag jeunes yooyu suñu booloowee yaa 50 hectares na ku nekk dagg parcelle 5 hectares ku nekk def benn taw baa ngi ñëw 3 mois la bu ñu récolté li ñu récolté c'est pour
forage pour déwén pour que ñu bañ a toog di xaar taw c'est pour que ñu mën a arroser suñu suuf bi mën a bay 3 fois wala 4 fois dans l'année on peut le faire surtout ñi nga xam ne dañoo nekk ci dans les zones sablonneuses da ngay bay léegi daal di jiwaat chance boobu lañ am te xamuñu ko bu dee fii la tubaab bi su bayee il est obligé mu xaar 2 semaines suuf bi waw mu ñëw jaxasewaat ko doog a mën a jiwaat ñun dañuy mën a jiwaat sur le champ amuñu temps à perdre léegi lan moo ñu koy permettre ndox dañuy booloo ku ne xëcc ci sa tool après noonu la ñuy reculer di occuper suuf bi di jox ñeneen di organiser ñeneen. ba dajale mais yow koy expliquer au passage may nuyu grand Ali bu baax a baax grand Ali ñu ngi lay remercier mais yow ni nga koy expliquer dafa nekk c'est-à-dire il faut que ñu dem déparé ci ay benn nit bi nga xam ni amul dara il a rien. Là, tu me parlais d'une personne qui peut même investir pour aller avoir des semences. Mais si nous regardons les personnes, yow nga wara dundal sa famille. Nga nek par exemple nit ki nga xamné tu es en âge de bon, tu es marié, yaa ngi doon liggéey wala mais sa ginnaw lu ñuy waxé sa loxo jotul sa ginnaw. Nga bëgg tout de suite nga améliorer sa quotidien. Nga né par exemple, je veux faire de l'agriculture. Mais comment il peut faire? C'est ça. Cette personne. Il n'a pas un sou. Ouais, mais ça, comment il peut faire? Il faut ñu delluwaat doon ay africain pour loolu mën a nekk. Suñu demee doonaat ay africain ki mel noonu waru ko sentir. Ñi am ñoo koy porter. Moom jàmbaaram lay indi. Il n'a pas, il est dans ci village bi la dëkk, duma ko beddi di ko teg. Man am naa demay cotiser. Léegi kooku bu dee mënul def 5 hectares ñu defal ko déjà 2 hectares ñun ñoo koy xëcc yóbbaale ko et le problème de l'Afrique tey mooy ki am mooy dem clôturer toolam moom moomun ñi ci des nañu toog foofu di nelaw mais suba ñooy ñëw sa tool saccagé ko sa tool du dem fenn il faut ñu ñoddi ñeneen ñi. Mais gouvernement, est-ce qu'il y a une responsabilité du côté bon? Parce que j'ai vu récemment dans un pays, je ne sais plus, dans Rwanda là, ou je ne sais plus dans quelle partie de l'Afrique, le gouvernement, ce qu'il a fait, dafa fexe ba ñenn ñu jox leen nag affaire yu mel noonu ay programme yi nga xam ne kenn ku nekk daan la jox nag mais déjà nag bi rek li ngay rat tout à l'heure li ngay wax soow moom nga xam ni moom la ñuy jël xale yi ci la ñuy naan li ci des moom mu dem jaayi ko et ça lui a permis petit à petit muy construire toolam. Est-ce que yu mel noonu tamit nekkul ay initiative yu gouvernement au Sénégal war a jóg teg? Oui, initiative la certes mais il faut nga xam ne tey nag ku la ko jox te joxu la parcelle bu la ni la bayal fii loo dundale nag bi nax na la li dundal nag dundalul nit li dundal nit dundalul nag laa bëgg a wax jël nag rek ni maamoom nag bi te bayuloo loo ko dundale déjà pour man réer foofu la mën a yem te Sénégal ñu ci bëri noonu lañ koy doxalee am nañu suuf am nañu ndox mi lan moo ñu manqué ay moyens yuñ ko demee jëli donc diaspora bi pourquoi gouvernement ok mais tey suñu dëkk demee ne ni mu demee mais na nit ñi jóg taxaw mais c'est le peuple na peuple bi jóg changer la donne mais na peuple bi teg bassin yi na peuple bi teg brodé yi na peuple bi bàyyi téléphone yu cher yi. Pape Diop mi ngi wax ci théâtre yi ñuy def aussi maanaam di lëndëmal xelu nit yi amuñu débat yi ñu war a am pour yee nit yi vraiment ci liggéey. Mais parce que ça les arrange. Mais plus un peuple reste con, mais plus l'État est tranquille. Mais plus le peuple est éveillé, mais plus l'État a des problèmes parce qu'il est obligé de répondre à ses responsabilités. C'est simple. Hein? Ouais, mais nous disons aussi, par exemple, quand on prend, par exemple, l'ouest du Sénégal, bon, zircon feeñ fa lu mel ni phosphate am fa affaire yu mel noonu ñuy jël les terres agricoles di ko yàq. Et puis la deuxième chose, bon, dama gis lu bari sa engagement dafa dem vers l'agriculture biologique par rapport ak l'agriculture industrielle. Mais tey jii ñoo ñëpp nga xam ne ñi ngi ci entrant yeeg ak pesticides yeeg yu demee noonu ba pare di def ay di am ay rendement yu fort ñooñu nga bëgg ñu bëgg leen ne bàyyi loolu yóbbu leen ci agriculture biologique. Est-ce que déjà dinañ ko nangu ou est-ce que loolu dina doon culture bu ñu mën a intégrer
ou yan moo la nu leen war a mën a jox pour ñoom ñu d'accord que ni dana war a dem vers l'agriculture biologique. Oui, mais bon loolu xam nga loolu piège la xam nga agriculture biologique soo xoolee fii nii en Europe partout de toute façon en Occident comment ni ñu koy gérer soo fekkente ni am nga boo xoolee jàngat bi bu baax ak actuellement nii li xew nii guerre beeg tout ça guerre bi dafa am ay failles yu bari yu ci génn xaw ma ndax africain yi ñu ngi ciy bàyyi xel ou pas africain bu doon daw 100 tey ji da nga war a daw 1000 parce que tey lépp dafa leer tey kenn soxlaatul ñuy ñëw di la expliquer dara xanaa bu dente ne yow ubbiwuloo sa bët nga xool agriculture boobu ànd ak intrant yeeg ànd ak machine yu sophistiqué yu cher yeeg yooyu yëpp benn manière la bu ñu def c'est pour nous dominer c'est pour nous écraser c'est pour une manière bi nga xamante ne ni daf ñu benn moment yow psychologiquement daf lay wàññi yow nim lay wàññee mooy yow sa dëkk amuloo banque bu la lebal pour nga jënd machine boobu yow sa dëkk njëgu tonu intrant bi amuloo ko ça coûte hyper cher comment dire semence bu baax de qualité bi muy àndal ak rendement yi yooyu yëpp c'est cher yow amuloo état bu la garantir loolu déjà que ça boo dëgërul nga am fula nga gëstuwaat yow say maam liñ doon def nga téye ko mais ça mooy yow yaa ngi gas sa kàmb mooy yow suba sa génération future bi ñëw yow sa yoon nekkul ci moom mooy yow tu n'es pas responsable de ton peuple est-ce que yaa ngi gis ba nga xamante ne yow machine yooyu yëpp xool ko mais teg leen de côté mooy comme yëre yeeg lépp tout est pareil léegi nag plus nag ñun ñu ngi toog naan waaw tubaab bi ñoom machine yu ñu yor dafa sophistiqué waaw ñoom dañoo am doole engrais bi dañuy jënd ba mu doy et tout ça mais tu es limité doo dem donc loolu moo waral ñun ñu war a demaat ci agriculture biologique bi suñu maam yi doon utiliser il faut ñu xam ni agriculture fan la cosaanoo Afrique la jóge loolu foog mu neex ak mu naqari il faut que africains yi ñu def loolu ci seen bopp te lépp dañ ko tegoon ci yoon respecter nature bi respecter manière bi ñuy comment dire bi ñuy demee ci géej gi di wuti jën respecter tamit jur gi manière biñ koy réguler ray beeg tout ça yàpp bi tey niñ ko bëggee lekkee Afrique mais léegi suñu maam yi lekkee wuñ ko woon noonu. mais par exemple tey jii c'est-à-dire parle-nous parce que c'est ton métier aussi tu connais bien cuisine bi nga xam ni ci war a def yenn affaires yi lan la ñu mën a def pour remplacer parce que dafa am ay habitudes yu ñu am mais aussi dafa am méconnaissance bu ñu am ci lekk yow bi nga xam ni mën nga def ay composition lan moo mën a remplacer yàpp bi lu bari qu'est-ce qu'on peut faire comme des plats yi nga xam ni c'est simple et puis c'est bon et puis nit yëpp dañ ciy lekk wér. Bon man il y a 2 mois def naa fi benn formation pour def pleurote champignon parce que yooyu yëpp da ngay xool dans le futur yi nga xam ne day manqué damay suivre aussi ay économistes du monde entier pour xool seen ay analyse dama koy méngale tamit ak moment bi ñuy dund ma xool li nga xam ne yenu na maanaa ak li yenuwul maanaa mun pleurote doon lekk bi nga xamante ne ni man tey sama doom bu ndaw bi Alioune du lekk yàpp c'est juste ay documentaire yu ma doon xool bi mu nekkee xale ci la jógee yàpp supporté wu ko du ko sax xool donc man pour mu lekk bu baax il faut que man tamit ma dem gëstu ji gis tamit comme man damay jaay lekk ñi may jaay clients yi ku ci ma gis problème yu bari yu ma nit ñi di exposé di ma ko laaj après man j'étais obligée man tamit ma dem approfondir samay recherche pour mën a dimbali clients yooyu nga xam ni tey dama leen di jaay parce que dañuy compter ci man pour ma leen di conseiller ba nga xam ni lu mel ni farine blé bi tey ñu bëri supporté tuñu ko donc man tey sama lekk ak ñebbe bi nga xam ni Sénégal dañ ko ñàkkal fayda dañ koy jaay ci mbedd bi 2 xaw ma ñaar dërëm xaw ma juróomi dërëm man tey ak ñebbe boobu daf may rapporter parce que tey ci samay produit phare la bokk produit yi tubaab bi gën a respecté lu ci mel ni fataya légume bokk na ci fataya bi may gën a jaay moom laa gën a jaay tey que fataya yàpp tey duma jël yàpp kese di ko def ci fataya damay jël yàpp bi jël xobu ñambi bi wala ma jël xobu patate douce bi wala ma jël xobu épinard bi def moitié kilo su ma defee kilo yàpp fii def kilo feuille fii moom laay boole def ko ci fataya bi
te damay gis ni daf leen di neex trop parce que ñoom ñu ngi xool suñ ko lekkee y a du fer y a les fibres c'est digeste que ma jël yàpp bu wow bi rek def ko fataaya jox leen surtout bu jamono jafee te pousser loo ay feuilles dafa yomb da ngay def rek feuilles yi moom surtout suñu dëkk yaa mbuum bi mun nañ ko rocci boole ko ak yàpp bi def ko fataaya après ñu pare ci loolu yaa ñebbe bi mun nañ ko jël protéine source de protéine la moom champignon bi ak xobu mbuum bi yooyu yëpp c'est riche en protéines soo ko lekkee su fekkente ne nag yow def nga gëstu bi ba mu leer ci sa bopp wax dëgg yàlla yooyu yàpp du la manqué. parce que donc stratégie yi gouvernement bi waroon na teg tey mooy stratégie pour ñu xool d'ici quelques années yan affaire ñoom ñooy manqué déjà au niveau mondial yan affaire bon comme li nga wax affaire Covid bi affaire guerre Ukraine bi war nañu yee ci bari donc yooyu ñun war nañ koy commencer di xalaat benn. La deuxième chose bi nga xam ne yaa ngi koy wax mooy bon dellu siwaat nga ci ñebbe bi dellu siwaat nga ci kii bi foofu dama bëggoon ñu encore ñu focus sur tuuti parce que dina aider ñu bari ñi nga xam ne dañuy seetaan émission bi ñebbe bi c'est-à-dire tey jii añ bu simple tey nga defaral ñu benn añ bu simple bi nga xam mën na remplacer ceebu jën bi lan lay doon. añ bu simple yi am na de ñaari exemple yu simple actuellement ni boo demee Sénégal chou bi mu ngi fees foofu dellu bu dee chou dafa am soble amul mais yaasa bi ni ngay fajare soble bi di ko toggee yaasa bi noonu nga mën a fajare chou bi togg ko yaasa def ci citron ça va xoolal visuellement day identique niveau goût day identique amul différence chou bi nga jël lait de coco kese togg koog moom def ko genre sauce day ànd ak jën day ànd ak ginaar day ànd ak yàpp parce que man fii dama koy jaay des fois nag benn sénégalais ñëw fekk ma ci marché bi ni ma yow lii togg sénégalais la chou ak lait de coco mais damay batailler dama ko naan togg sénégalais la parce que sénégalais la te maa ko inventé te chou bi am na sama dëkk lait de coco bi am na sama dëkk tubaab bi dañuy innover damay innover donc pourquoi aw ma droit bi su ko defee ñu daal di jàll dem nga parewaat ci loolu damay jël ceeb togg ko comme ceebu yàpp ñebbe laa ciy def daggate sama chou sama carotte loolu mooy nekk garniture bi du am leneen te noonu laa leen koy jaayee noonu lañ koy lekke parce que y a tout dedans def naa ci ñebbe donc am na yàpp c'est là c'est dans la tête mais boo nee foog nga gis morso yàpp bi nga xam ne yow morso yàpp bi nag bi dafa am dañ ko ñax bu bon lañ ko jox mu lekk ko yàpp bi dëgër nag bi am na 10 ans avant ñu koy rey lekkuloo yàpp say bëñ ngay sonal da ngay dem seeti dentiste da ngay fay te du la jariñ dara zéro nutriment. oui beneen aspect bi ñu duggoon tout à l'heure dafa am benn waay bi mu doon waxal par exemple ci kii bi la woon ci affaire phosphate bi. dama ni ko woon seen tool yi ngeen di jox phosphate yooyu mu ni moom il préfère ñu jox ko 200 000 tous les mois te loolu da koy assurer que mu dem yor benn tool foofu te loolu esprit boobu moo dugg foofu ba lu bari yàqu foofu loolu lan nga ci xalaat. waaw loolu xam nga pauvreté c'est dans la tête pauvreté nekkul ni nit bi am la bu muy wane oto bu rafet la kër gu rafet la c'est pas du loolu. te li am solo mooy dès le bas âge laa nii ñun suñu xale yu ndaw yi doom yu ndaw yi foofu lañu war a daw njëkkante tëye leen ba nga xam ni ñoom loolu du leen dal parce que ñi mu dal ba pare fi mu nekk nii pour faj leen indiwaat leen du yomb mun nañ sensibilité nag am na ñu ci mën a récupérer mais ça va être compliqué léegi ñun xale yu ndaw yi mooy déjà nga xamloo leen lan suuf lan lay jariñ lan moo tax déjà yàlla créé suuf si base boobu foog nga jox ko xale ba pare sànq rek am na benn comment dire documentation bu ma yore woon sama doom laaj ma documentation bi fekk ni fii benn ay collectif ñoo nekk di xeex di laajte pourquoi ñu war a jox ay yenn entreprise yi ñu ñëw ci ay terres agricoles di ko bétonner di fa def ay grande surface ak yooyu waxuma dara sama doom dama ko jox rek papier bi ni ko demal nga lire ko après nga ñëw ñu waxtaan si nga wax ma lan moo ne ci papier bi mais sama doom bi mu ko xoolee ba pare
au bout de 10 minutes Maïssa il a 12 ans mais ñëw na résumé ma affaire bi nee na ma maman lii dañ ci def pour les terres agricoles yi nit ñi war a dundee moom la ñuy bañ ñu bétonné ko bi moo xelul rek ma ne ko c'est ok c'est bon après nag ci la duggaat ci beneen côté bi réchauffement beeg climatique côté xam nga dugg ci yeneen fànn yëpp expliqué ma ko il a 12 ans parce que bi mu commencé gimbaliku rek laa ko commencé dugal affaire bi ci boppam mais il faut que ñun ñëpp ñu def même chose pour que suñu doom yi respecter la nature du moment que am nañu le respect de la nature mais affaire bi day dem mais ku xamul lu nature bi di jariñ yow xamuloo looy def ci àdduna bi yow yaa ngi yeewu rek di dox ci suuf si yaa ngi yeewu rek di nooy air bi xamuloo air bi pour lan la mais kooku mënul respecter dara te lu mu def aussi mënoo ko parce que xamul ki xamul lu ñuy def ba nit ñi xam loolu moo ñuy dimbali pour ñu mën a dem kanam. ok donc tey jii donc fi ñu toll ñun ci sunu agriculture donc dañu war a inciter plus sunu peuple pour ñu dem ci agriculture durable agriculture biologique pour éviter intrants yi pour éviter am dépendance boobu ñuy am ci industrielu agriculture laa mën a wax. La deuxième chose bi nga xam ni war nañ ci waxaat encore te wax nga ci tout à l'heure mooy les terres agricoles yi nga xam ne ñu ngi koy ñàkk soit ay problème mu mine moom moo taxaw ñu koy jël wala soit problème mu nu ñu koy waxatee dëkkukaay ñu tax ñuy song yooyu mu am prédation aussi d'autres industriels yi nga xam ne ils sont dans l'agriculture yu ñëw di accaparer wu nos terres agricoles donc loolu tey jii ay combat la yi nga xam ni ñu ngi koy mënee combat yooyu tamit je pense que ni yaa ngi ci bu baax a baax ce combat aussi dafa nekk dans lu delluwaat di lekk li nga xam ne ñun ñoo koy produire donc la stratégie doit être ñu éduquer le peuple ci façon bi muy lekkee mais aussi éduquer les agriculteurs ci façon bi ñi nga xam ni moom la ñuy war a bayee donc di dellu si waat di bay ndiir bi di bay encore lan nga tuddaat léegi ñebbe bi parce que ñebbe bi nee nga am bari na protéine mën na remplacer la viande et puis est-ce qu'il y a d'autres aussi trucs yi nga xam ni war na mën a gën a baax ci sunu dund ñun ci ñun ci sunu wér-gu-yaram. ah waaw mais xam nga tey dafa am loo xam ne ñun suñu dëkk rek la mën a sax mënut a sax fii ci France am loo xam ne tey France rek la mën a sax mënut a sax suñu dëkk muy lu mel ni mango xam nga France day dem wuti ko Sénégal indi ci dëkkam. mais tey mango bi est-ce que xam nga ni France da gën a rapporter que Sénégal parce que tey bu heure boo mu nee àdduna at bi yëpp heure bu ma demee di nduggi dinaa fekk mango surgelé soo bëggee togg canard à la mangue Sénégal saa yu soo bëggee togg canard à la mangue benn moment rek laa koy am ci diir bu gàtt mënuma ko am at bi yëpp léegi fulla jooju nag lañu war a am léegi nag canard à la mangue boobu nuñ koy toggee comme ça dimit gars yi jël ko waaw xam nga kanaar moom tamit xam nga suñu dëkk dañuy bàyyi kanaar yi ba kanaar yi nekk màgget daal di dëgër su ko defee pareil soo ko lekkee sa benn bëñ am damm wala mu yow doo am benn plaisir ci bi nga koy lekk parce que moment bañ ko waree defar jox la ko nga lekk ko moment ba weesu na loolu day am ci garab day am ci mala day am ci lépp loo ci gis dafa am yoon dafa am heure buñ ko war a lekk ginaar gi dafa am heure buñ ko war a lekk nen bi dafa am moment buñ ko war a lekk su weesoo lekk ko day doon beneen mbir ci doomu adama léegi kanaar bi moom su fekkente ne vraiment am na canette bi nga xam ni mooy kanaar bu ndaw bu jigéen bi loolu cuisam nga jël ko daal di koy def tuuti huile rek ngay def parce que kanaar dafa gras pour bañ rek mu collé daal di dagg tuuti poireau sànni ci daal di rissolé marqué ko tuuti après nga def tomate jël sa 2 tomates daggate ko ay carreaux def ci bàyyi ba mu dog nga def tuuti ndox pour yàpp kanaar bi ñor après fekk yow nga jël say mangue daggate ko ay morceaux boo demee ba jam ba nga sentir ni kanaar bi ñor na nga jël say mango daal di ciy sànni loolu mooy kanaar à la mangue daal di def sa gingembre sel poivre boo amee curcuma nga laal ci tuuti daal di defal sa ñànkitang à côté
togg bu gaaw la bu neex a neex man fii dama koy jaay léeg-léeg sax mun naa ñëw marché nga gis benn tubaab jóge fële rek est-ce que atay canard à la mangue am na sama doom yi dañ koy réclamer depuis l'autre jour ma jënd ko ci yow donc voilà mais Sénégal tey boo fa demee pour ñu jox la canard pour nga lekk ko c'est beneen affaire la y a le magret de canard magret mooy dënn canard bi xam nga suñu ko jëlee en filet lay doon loolu lekk la bi nga xamante ne nii non seulement viande rouge la parce que moo bëf bi ñoo yam ci li muy indi te yar kanaara moo gën a ñàkk indi ay gaz à effet de serre parce que ñëpp xam nañ ni tey pour nga produire benn kilo bœuf il faut nga def ñaata 15 kilos de céréales yi moom la ñu war a garder pour def ko laax pour ndekkee ko su ko defee canard bi moom lu ndaw li nga koy dundalee dina la jox yàpp bu tendre bu baax te yow zone bi nga dëkk du tàng. donc war na am ay stratégie pour jàngalaat nit yi en fait ñu am innovation ci li ñuy togg parce que man quand je vois xew yi au Sénégal nga xam ni yàpp boobu la ñuy jël def ay saucisson diw ay beurre def ay affaire do comprendre dégg naa léegi sax dañuy def café ci biir ceeb beeg yu kenn xamul je comprends pas. dinaa la wax benn affaire saucisson mooy mbir mi nga xam ni xaw ma daal mais saa yu ma gisee saucisson sama yaram dafay daw mënuma ko xool daal mënuma ko xool ba koy lekk parce que tey fii nii man France bi ma nekk nii tey su ngeen soo xoolee mën nga ko taper après di nga ko trouver sur Google tey dafa am ay élus yi nga xam ne tey ñu ngi guerre pour que saucisson bi ñu considérer ko comme un tueur pas à cause de nitrite biñ ciy def parce que nitrite il faut nga xam ne tey moom moo causer les cancers colorectal le cancer bi nga xam ne mooy gën a ray dans le monde te segam fii nii sax il respecte même normes yi nga xam ne autorisé nañ leen ko pour bu ñuy defar seen ay saucisson ñu def ko ci soo xoolee chlore saucisson bi ngay lekk France ak boo demee Sénégal chlore saucisson bi xawma nitrite bi xamal dose bi foofu c'est multiplié encore par 10 nit yi di ko lekk borom ñi am alal Sénégal di ko lekk Sénégal boo xoolee borom alal yi sax c'est ñoom ñoo gën a mal nourri parce que seen kër comme diwlin bi day bëri dañuy def diwlin bu bëri ci ceeb bi sucre bi dafay mat dañuy def sucre ba mu saf parce que y a pas d'économie ki pauvre sax booy xool moo xaw a tane tuuti sens bi différence bi ñu am rek ñoom ñaar ci am alal ak ki pauvre ki mooy kii bu demee hôpital dina mën faju kee bu demee hôpital kenn du ko jël sax ba koy faj différence boobu rek lañu am mais booy xool Sénégal en matière de nourriture moom ki pauvre ak ki ñàkk maanaam amuñu différence. On arrive au terme de notre émission ça a été très rapide jàng nañu lu bari boo tax ñu survolé ay points yu bari lan nga bëggoon a wax en fait te xëy na posé wu dugg ñu ci woon quel est ton message aussi. bon message bi mooy rek li metti ci mbir mi mooy sama genre yi bari nañu gis naa ci ñu bëree bëri du man rek man maay sénégalaise bi nga xam ne bëgg naa sama réew dem kanam gis naa xale yu bëri tey yu taxaw takku dem ci adduna bi yépp jàng dara ñoru leen tey du dellu Sénégal bokk ci développement ba mais booy xool ba ci biir doo xam ndax dañ leen a siis Sénégal ndax bëgguñu ñu yee dëkk ba dañoo bëgg dëkk ba rester noonu rek wala bëgguñu ko fa indi lu bees nañu bàyyi noonu rek ni mbir mi demee bëgguñu daal ku conscientiser peuple bi booy xool loolu lay nuru parce que ñun dañuy wut rek ay këyit yi nga xam ne moo ñuy autorisé ku ci mel ni ñun fii depuis 2015 jënd matériel agricole lépp loo liggéey matériel agricole nga ko def taluloo leneen man kenn du ma yëgal ngénte kenn du ma yëgal leneen parce que ndaw tollu ma kenn parce que nu ñu nourriree suñu dëkk man loolu fi nekk ni ci loolu lay dox ba nga xamante ni tey matériel bi yépp a ngi ni tege mais ñu bañ maa jox këyit bi ko war a yóbbu Sénégal loolu noo koy comprendre voilà question boobu rek laay poser ñi nga xam ne ñoom ñu ngi seetaan voilà. Merci beaucoup. Donc pour résumer aujourd'hui entre nous c'était une émission avec Aminata Samb. Nous avons parlé donc pour résumer nous avons parlé de l'agriculture. Aminata Samb nous a beaucoup parlé du lien qui existe entre ce que nous mangeons et notre comportement, c'est-à-dire
ce que nous mangeons et par rapport aussi à notre santé, que ça soit psychologique, mais que ça soit physique aussi. Donc Aminata lañ doon waxtaanal mu dellu si waat entre santé bi ak lekk bi nourriture bi, que ça soit ci xel ak ci yëg-yëg ni ñu war a mel moo ne lu ñuy lekk lu bari moo ñuy gaañ parfois. Donc ak yan innovation la ñu war a mën a teg ba changer sunu ay habitudes alimentaires ak te loolu dafa am lenn li nga xam ni scientifiquement ça peut se comprendre. Defe naa moom la commencé woon sax mooy garab bi nga xam ni wolof da koy wax di wax garab maanaam liy meññ di wax ne garab liy faj. Donc liy meññ moom moo lay faj, li ngay meññal ci sa suuf moom moo lay faj. C'est ce que la nature fait. Loolu la tubaab bi jëlaat scientifiquement rek di ko def parce que nit bu feebaree dafay dem ci médecin ñu yónni ko ci laboratoire jël ndoxam bu mu tuur wala deretam analyser ko xool lan moo ko dal ñu jox ko garab bi koy faj. Loolu suuf si da koy def parce que dëkk bi ñu nekk suñu ñaq daf ciy dal dañ ciy dem ginnaaw kër suñu deret daf ciy sotteeku. Donc loolu yëpp suuf si da koy analyser bu ko analyser ne fii kat am na feebar bi moo fi am parce que man li may jot comme information lii la. Donc en ce moment là mu meññatal ay garab yi nga xam ne yooyu mooy mango bi mu wax tout à l'heure mooy ndiir bi mu wax ndiir boobu nga xam ne tey sunu mag yi lu bari xamatul lu ñuy lekk. Ceeb lañ leen di indil suba ngoon diabète moo jàpp ñu bari mag yooyu parfois du ñu xam lan lañ leen di jox mais ndiir boobu nee na seen transit dafay yomb. Ñebbe bi mën na remplacer yàpp li muy def ci nit yàpp dafa bari feebar te ñun dañuy rey léegi rek togg commencé lekk. Tubaab yi dañuy rey bàyyi mu fanaan ba le lendemain ci la ñuy commencé lekk parce que yenn feebar yi ci leen koy éliminer. am na loo ci bëggoon dolli. tubaab yi kay bu ñu reyee dañuy xaar 8e jour lañ koy doog a lekk dañ koy sëpp. Très bien deret bi di kii voilà beneen bi mu daanelee nag mooy Aminata moom nee na demul xew. Aminata takkul périgu xaw ma lan affaire cheveux naturels. Aminata alalam yëpp da ko jël pour investir ko parce que nee na moom yitteem mooy nan la ñuy def ba mën a dundal suñu peuple. Donc mu jëndee ko ay matériel dañu waxoon nag képp ku teg entreprise état wu Sénégal daf lay may agrément pour nga mën a toog lépp li ngay dugal comme matériel kenn du la ci laaj taxe nga ñu bàyyi la pendant ñetti at nga mën a liggéey. Entreprise tubaab yu bari dañ leen koy defal. Tubaab yu bari ñuy ñëw di investir dans l'agroalimentaire dañ leen koy defal. Doomu Sénégal bu jógee pour jàppale réewam je pense que ni loolu aussi c'est un droit pour ñu def ko. Pour le dire à nos autorités pour ñëpp ñi nga xam ne mën nañ ci wax ba nan lañ koy mën a jàppalee ba moom mu mën a installé wu pour mën a liggéey parce que loolu mooy doon suñu njariñ. Rien qu'en dehors des gens qui y travaillent formation yi nga xam ne daf koy def pour orienter les gens vers l'agriculture bi nga xam ne elle est durable mais boo aussi l'agriculture bi nga xam ne ça soigne parce que li lay lekk moo lay rey. Baye Dame daf doon wax ne l'homme ne meurt pas il creuse sa tombe avec ses dents. Donc boo ci amul dara ñu tàggoo ak ñëpp ba beneen yoon incha allahu rabbi. Aminata Sow. waaw maa ngi lay remercier may sa ci invitation bi yow tamit di la wax ni di la gën a yokku comment dire Pastef parce que xam naa la bu baax xam naa yéene bi nga am boo sañoon suba da ngay def ni sa loxo rek Sénégal daal di soppaliku nekk beneen réew. Mais nañ leen góorgóorlu rek na ci ku nekk côté bi nga nekk bul découragé bul bàyyi ñu jàppalante donc voilà. Merci beaucoup encore et bon courage et puis merci à toute l'équipe derrière de DSN TV.